di leen tàggat ci liggéey bi di leen assister ci loolu maa ngi leen ci gërëm parce que keroog bi fi premier ministre ñëwee wax na Ibrahima Macodou Fall jàmbaar la d'accord naa ci waaye ay jàmbaar laa àndal aussi travailleurs yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant ay jàmbaar ngeen parce que su ma delloo si waatee usine bi fii mu toll tey c'est parce que dama séq ak ay jàmbaar ci nuyoo yi maa ngi nuyoo aussi ñu fi teewal sëñ Saliou Touré sunu sëriñ bu baax bi di ko ñaanal sunu boroom bàyyi ko lu yàgg ci sunu biir maa ngi nuyu ñëpp ñu fi teew di nuyu sama xarit muy monsieur le ministre Abdou Fall dama bëgg ngeen tàcc ko parce que Abdou Fall daf fi wax lu am solo tey mais bettuma ci moom parce que Abdou Fall ku ko xam ci wàllu politique xam nga ne ku am xarañ la ku jàng la ku am xam-xam la parce que lim leen expliqué fii ci wàllum industrie boobu day fekk mu xam lan mooy industrie ku amul yenn xam-xam yi nag doo xam luy industrie te dafa bëri Thiès dafa dem jamono joo boo xam ne ñi jàngul ñi xamul ñi mënul liggéey ñi mënul def dara ñoo fi nekk di tararari rek di tararari rek loolu nag dafa delloo Thiès ginnaaw te li may wax naa ko léegi ci benn rajo di ngeen ko déglu suba incha allah ci Sud FM Thiès dafa dellu ginnaaw ci wàllu industrie dellu ginnaaw ci wàllu sport dellu ginnaaw ci wàllu culture dellu ginnaaw ci wàllu éducation lycée Malick Sy amatul benn prix concours général ñun ba ñu fa nekkee dañ daan gagné ay prix gagnétuñu dara moo tax waa Thiès war nañ xoolaat loolu lépp lu tax ñu dellu gannaaw c'est parce que dañoo choisir ay leaders yoo xam ne am na lu ñu def ci dëkk bi loo xam ne baaxul ci xale yi baaxul ci doxalin bi baaxul ci entreprise yi baaxul ci dara man ñeme naa taxaw yéen en tant que Thiès waa ne leen Thiès dafa dellu gannaaw te duñ ko nangu tey na waaye alhamdulilah dinaa dellu si ci loolu maa ngi nuyu donc vraiment di remercier sunu xarit Abdou Fall ci wax googu mu wax fii tey di nuyu retraité yi fi toog yépp jiital ci seen président Yakham Ndiaye ñoom xam nañu luy industrie ku amul yenn culture yi doo ko xam doo ko comprendre parce que dafa nekk loo xam ne dafa laaj benn savoir-faire dafa laaj benn intelligence dafa laaj loo xam ne dafa day jëriñ askan bi wax du jëriñ askan bi xam ngeen luy jëriñ askan bi jëf ci jëf boobu nag lay dem parce que usine bi dafa tëju fukki at ñu koy romb sooy dugg romb ko sooy génn romb ko di def leneen yaakaar ne la ngay def mooy njëriñu askan bi lu nu ci gis tey Thiès li fi nekk ci Jakarta su doon usine yaa ngi dox na muy doxe doo ko fi gis amoon na neneen lu muy demee 40 milliards de su ma ko defoon ci usine waat naa leen ne fii xale dootul toog ci mbedd mi benn xale dootul nekk di salir sunu yoon yi
parce que ñëpp dañuy nekk ci usines yi liggéey su ngeen di romb NSTS du ngeen gis kenn ci biti lu tax gisu leen kenn ci cour bi parce que am na ñoo xam ne dañ naan usine bi doxul waaye nit ñaa ngi ci biir di liggéey kuy liggéey ci biir looy def ci biti ñi nekk ci biti di wax ñooñu liggéeyuñu kuy liggéey da ngay nekk ci biir di liggéey waaye ku ngeen gis muy lambari ci mbedd mi boobu liggéeyu donc am na nu muy demee dëkk bi mën nañ ko defar parce que ñi ko mën a defar ñi ngi fi te loolu le président Macky Sall gis Macky Sall ba mu toogee dafa jublu ci lii njëriñu Thiès te yéen ñëpp d'accord ngeen ne lii ñu réunir tey muy NSTS famille bi loolu njëriñu Thiès la dafa xam ne loolu mooy njëriñu Thiès moo tax mu jublu ci ubbi nañu usine bi te tooguma ak moom wax dafa joxe instruction ne li ma bëggu lépp lu gàllankooroon usine bi ba mu tëj ñu teggi ko ndax mu Ibrahima Macodou Fall mën a liggéey. ku def loolu nag su jigéen ñi ñëwee sama bureau ne ma dañ ko bëgg a sargal dañ ko bëgg a delloo njukkal ma ne leen ah kooku de sawar naa ci parce que su ngeen wootee kon ma ñëw teew waxtaan ak yéen. looloo tax tey may wax ak njaboot bi di leen wax li président Macky Sall def lu rëy la biir Thiès parce que du yem fii tey 150 travailleurs ngi ci biir su ci yàlla àndee NSTS ci boppam plus de 400 personnes dinañ fa dugg ma teg ci leneen am na benn usine bu ñu créé ba pare boo xam ne dafay ñaw kooku nag jigéen ñi ñoo ko moom may rassurer demandeur d'emploi yi parce que soo ñëwee ci buntu usine ba di nga fa fekk 3500 demandes am na benn usine bu nuy ubbi bu tudd compagnie maroco-sénégalaise de textile Comaset créé nañ ko boobu dafay ñaw su ci yàlla àndee dina créer 300 emplois beneen projet bi nga xam ne taxaw na bind naa ko depuis plus de 2 ans muy parc industriel et artisanal de Thiès maanaam benn parc bu ñuy def ci ginnaaw usine bi la boo xam ne dañ ko jegleel tailleur yi ak cordonnier yi dina am 600 ateliers bu nekk yaakaar na ne 5 personnes war nañ fa mën a liggéey muy ñaata emploi 3000 emplois ba muy discours ci usine ba bi Macky Sall président Macky Sall ñëwee nee naa leen damay bëgg taxawal fii benn complexe industriel porteur de 3000 emplois loolu la mooy parc industriel et artisanal de Thiès muy BIAT. donc ubbi bii ñu def ci FTT dafay jur leneen te looloo tax demandeur d'emploi yi fi nekk ma leen di dalal seen xel di leen wax su ci yàlla àndee incha allah di ngeen dugg ci biir usine bi liggéey rek moo ma tax a jóg defar Thiès moo ma tax a jóg te su ma gisee lu gën ci Thiès ak Sénégal dama koy wax loolu moo tax ma bind benn appel te kooku Thiès soo yëpp laa koy wax fii tey ne leen ñu voteel liste Benno Bokk Yaakaar pourquoi ñu war a voteel liste Benno parce que ñi représenté ji Benno à l'Assemblée nationale
ñooñu ñooy défendre la politique du président Macky Sall ñooñu ñooy défendre le PSE comme ni ñu ko waxee sànq ci ñi doon tëgg PSE dafa baax pour Thiès lu tax PSE baax pour Thiès PSE dafa nekk programme boo xam ne soo ko xoolee muy toucher tourisme di toucher agriculture di toucher infrastructure di toucher industrie di toucher le rail soo xoolee projet yooyu yëpp Thiès est au centre du PSE Thiès est incontournable parce que secteur yi ni bëgg a promouvoir ci PSE yëpp ñi ngi ci biir Thiès kon nag waa Thiès PSE yéen a ko moom PSE yéen a ko moom kenn waru leen ci ëppale pour loolu nag da ngeen di takku xeex ko waaye waxuma xeex boo xam ne da ngay jël ay xeer di sànni de waxuma xeex boobu xam nga xeex ban xam nga ban xeex lay wax xeexu xam-xam état bi day xalaat Thiès waaye xalaat ñu méngale xalaat yi mu avancé moo tax ma profité ci di lancer waale benn message aux cheminots yi fi toog maa ngi leen di wax tey ne leen projet chemin de fer bi réhabilitation des chemins de fer du Sénégal ak le projet du TER le train express régional bu ñu opposé ñaari projet yooyu yëpp mën nañ demandoo parce que noo nekk jamono joo xam ne sooy defar aéroport da ngaa war a prévoir toujours train buy dem ci aéroport boobu amul benn pays moderne amul benn pays émergent booy dem tey te aéroport ba amul train bu fay dem donc erreur la ñuy opposer projet boobu ak bii am na ñuy wax problème d'opportunité man ne tontu leen tey ne leen ba ñuy taxawal aéroport Blaise Diagne bi nga xam ne man aéroport de Thiès laa koy tuddee parce que aéroport Thiès ba ñuy taxawal aéroport boobu la ñu waroon taxawal TER bi d'abord parce que mënoo def aéroport en 2017 te amul réseau ferré loolu mooy débat bi donc le débat il est économique dama bëggu am ngeen ay doomu Thiès fii ñu xarañ ñu jàng waaye waxuma jàng boo xam ne da ngay wax ne am nga diplôme te amoo dara ñun danoo jàng suñuy diplôme ñi ngeeg ñun ku laaj diplôme yi ñu génne ko teg ko ku dem ci école yooyu ñu ne la fii jaar na fi soo demee ci entreprise yi France ñu ne la jaar na fi soo demee fekk fi ñuy décorer nit ñi ñu ne la jaar na fi waaye nekkunu fii di def fabriquer ay faux diplôme ak ay di def ay CV yu amul ak yooyu daf fi bëri nanu dàq loolu développé wul réew li koy développé mooy jëf nanu jëf te respectante képp kuy Thiessois fii da nga war a respecter beneen Thiessois bi même su ngeen bokkul idée na ngeen débattre ci ay idée loolu moo am solo te ñu jàpp suñu dëkk defaraat ko soppi jikko yi doxal entreprise yi xale yi liggéey loolu mooy jëmale réew kanam appel boobu lay lancer à tout le monde di leen lancer ñu soutenir le PSE ñu soutenir le président Macky Sall. man nag kenn xamaluma wax gu bëri mais tey dinaa leen wax nag parce que yàlla daf mu may ñun homme d'affaires yi ñuy pratiquer aussi des hommes politiques am na ci ñu bëri pratiquer naa leen li ma gis ci Macky Sall su ma doon tànn de tey moom lay tànn parce que am na ay qualités humaines le sérieux qu'on lui connaît kenn mënul wax ne fii c'est pas un homme sérieux le premier ministre que je connais c'est un homme sérieux et compétent parce que ba ma nekkee ci industrie léegi je l'ai pratiqué pendant de longues années
donc li muy wax fii Thiès du waxantu de parce que xam na man xam na li ma sama jaar-jaar xam na li ma mën te man aussi xam naa li muy mën c'est un homme sérieux aux côtés d'un président sérieux nañ leen déglu Sénégal nag dafa metti parce que dafa am danoo banaliser mensonge xam nga loolu dafa grave wax lu dul dëgg dafa grave di manipuler opinion dafa grave di wax lu dul dëgg dafa grave donc dama bëgg loolu yépp ñu moytu ko dellu ci xel yi te soo gisee ma bind li ma bind c'est pour dimbali askan bi ci ñu comprendre enjeu yi parce que fi mu nekk ñi ngi ci processus de redressement au Sénégal jógee taux de croissance boo xam ne 1,5 ou 6 la woon nga indi ko ba 6 points jëlee 1 ba 6 am na lu xew loolu dynamique boobu nag nga bëgg ko casser su ngeen ko casser boobu baaxul pour Sénégal moo tax ma ne leen voter leen pour Benno pour l'intérêt du Sénégal jërëjëf maa ngi leen di sant